daan ci ñëw léegi ma bàyyi la kon ñu daal di jublu ci yeneen laaj yi ndax am na laaj yu tàng yu war a ñëw. waaw man li ma ko njëkk a laaj mooy d'abord tur bi nga xam ne moom la tuddee mbootaayam gi quoi MPR les serviteurs c'est le mot serviteur qui me pose problème parce que dama am fii ñu ma invité ci janoo bi muy waa PRP bu Mamoun Niass ñoom ñoo tuddoon les serviteurs est-ce que yaakaaruloo ni baat boobu mën ngaa dem ba mu yàgg bureau des droits d'auteur yéen ngeen am fa ay problème bon parce que ñoom dafa ñëw ne ñu ngi ko koy bàyyee nii mais dañ ko bàyyi rek ci biir noonu quoi c'est-à-dire que yow avant ngay tuddee sa bopp les serviteurs am na ñeneen ñu ko tudde woon te ci politique bi la nekk est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel beneen question bi moom mooy la question de Diourbel parce que yow mataloo woon sa ay nit nga dem ci ay nit ñu fab lu mat tant de personnes xam nga 2000 ou 3000 jox la ko nga dem point de presse def ko comme ñoom tamit génnaat nañ attaqué la entre nous ne la yow da ngaa bëgg a aaki mooy yëf yi parce que yow bu ñu la mottaliwuloon da nga doo matal ñu mottali la ba pare nga def sa point de presse tuddoo leen daan ne bon voilà maa ngi kontaan ci confiance bi ma sénégalais yi jox ñoom loolu ñu metti lu ko ban lecture nga ci am. waaw mooy li ma jiital léegi ne politique bu yàqoo rek ay xulookat lay jur ak ay werantekat te malheureusement ñii xuloo am nañu responsabilité ñii amplifier xuloo it am nañu responsabilité ñii werante am nañu responsabilité ñii amplifier werante am nañu responsabilité dama gëm ne enjeu yi ñu toll dafa transcender loolu ñi nga xamante ni ñooy créer ay mouvement bala may ñëw ci tur bi wala ñuy créer ay partis politiques. c'est ce qui s'est passé à Diourbel aussi. waaw dama si ñëwaat moom ci laa nekk nii dama ne ñi nga xamante ni ñooy créer ay mouvement ak ñi créer ay partis politiques dañu nekk ñoo xamante ni dañoo war a waajal seen bopp ba pare pour nekk solution pour sénégalais yi boo nekkul solution pour sénégalais yi mënoo régler seen problème ñoom problème ngay doon yow parce que waajaloo pare woo da ngaa ñëw ci politique parce que dafa am lu la indi mooy ananiya ngeen koy wax sa bopp rek moom moo la ñor loolu moo tax lu yëngu yow sa bopp rek ngay sóor doo xalaat mukk intérêt général parce que xamuloo ko je parle de façon globale li nga xam moom la ñu observé ci espace politique bi ba nga xamante ni tey boo ñëwee ci démb rek maa ngi seetaan ñaari émission yu mag waaye ñaari émission yëpp da ngay gis ne le contenu en réalité c'était beaucoup plus les problèmes internes des partis wala des coalitions donc problème interne des partis ou bien des coalitions ñoom war nañ ko mën a lijjanti ci seen biir comme de grandes personnes. ça rime avec la politique. waaw bàyyil ba ma ñëw ban politique ñun Maodo bu fekkoon ne politique boobu daf ñu convenir kon du ñu dugg ci politique su mbir yi doxoon duñ ci dugg c'est parce que dañoo am loo xam dañ ko seetlu observation gis ne ñaaw na te rafetul te doxalin boobu baaxul léegi nag soo duggee dafa am ñoo xamante ni ci espace politique bi seen liggéey bi gën a mag soo duggee ci politique ak koo mën a doon dañuy fexe nga yem comme ñoom dañuy fexe ba dootoo wax ci santé dañuy fexe ba dootoo wax ci éducation dañuy fexe ba Maodo Faye li ko éducation di ñor yëpp su ma ñëwee du ma ci laaj dañuy fexe ba moom dañ koy jox ay valise werante pour mu ñëw teg ko ci au moment où des gens accouchent sur des nattes dans ce pays au moment où des gens cherchent des semences di wut jiwu bu ñu mën a duñ ko ne yow doo ko laaj ci loolu lañ lay cantonné et c'est ce débat là loolu mooy l'uniformité de la médiocrité. Et il faut qu'on en parle quand même parce que quand il y a il y a eu des problèmes. Mais j'en parle mais à ma manière. Naturellement. waaw j'en parle mais à ma manière donc loolu mooy le premier élément pour wax la ne dañoo am benn jafe-jafe ci espace public boo xamante ni suñu deful attention dinañuy nekk di régler les problèmes des mouvements et des partis di différer jamono bu ci nekk les problèmes du Sénégal et c'est ça qui se passe depuis 62 ans moo tax ñun dañ koy différencier ak li nga xamante ni moom mooy suñu jubluwaay moom moo ñu yëkkati muy taxawu askanu Sénégal loolu mooy le plus important donc pour revenir ci li nga wax ne bi ñuy jógee ñun ne dañuy dem ci élection yi le 22 avril dañoo def suñu déclaration ku ñu gis yow yaa ñëw seet si ñu waxtaan ak yow nga am yaakaar ci ñun bi ñu ñëwee ñu ànd suñu borom dogal li nga xamante ni moom moo ko soob bi ñu yëkkatee suñuy kàddu it dañu ne liggéey bii ñu doon def mosuñoo dañoo tàllaloon suñu loxo ni képp ku bokk ak ñun gis-gis na nga ñëw rejoindre ñu waaye ànd dafa jafe dafa laaj ay li ñu naan destin croisé défis et responsabilités quels sont les défis à relever quelles sont les responsabilités à assumer su ngeen àndee ñu lu ci bari ci biir ànd bi nga koy xam ci nit ñi ci biir ànd bi nga koy découvrir ci nit ñi waaye ni ko Mame Abdou doon waxee jikkooy sang bokk na ci ngay jëflante aussi ku la jikkoom soof kenn ku ci nekk nag am na koo xamante ni mëne na wuññi sutura ci espace public am na koo xamante ni mëne na wax lu dul dëgg
ci espace public ndax politique am na koo xamante ni mën na sos wax loo xamante dafa am pour la petite histoire dafa am koo xam daf may attaqué rek di ma attaqué ma xam ku ko xam ma ne ko waaw diw mii lan moo tax mu may attaqué rek mu ne ma moom sax daf ma wax ne ma xam naa ne sa waay sa xarit la mais bàyyil ma attaqué ko ndax gis naa ne nit ñi bàyyi nañ ko xel te man dama bëgg a siiw su ma ko attaqué nit ñi dinañ ma xam foofu la ñu toll léegi Maodo moo tax léegi attaque ad hominem yi ñuy def yow nan nga mën a amee yitte ci kaw suuf xëy solo jóge sa kër amoo benn yitte bu dul dem di attaqué nit ak fii réew mi toll ñun sëñ bi cette façon de faire de la politique ku ñu ciy woo doo ñu ci gis. mais c'est que le problème mooy ba léegi da ngaa répondre gul sama question. waaw moom laa la wax ñoom dañ laa dolli ay nit la ñu wax. dégg mais ñoo la motali ba nga mën a dem ci élection yi. est-ce que mën nga ko tënk rek mais bi ñuy dem ci élection. oui dañu lancé ne dañu bëgg Sénégalais yi pare nañu. ñoom ñu gis ne ñun ak ñoom ñoo bokk idéal comme ni coalition yëpp def. kenn ku ci nekk ñëw la nga am nga indi ko. ñu boole ko suñu borom dogal ñu daal di dem ñu suñu parrainage mat. ñu bokk ci élection yi kenn ku ci nekk dafa indi am na ku indi lu ëpp loolu muy jotam xale yi étudiants yi nga xamante ni ñoo nekkoon université nga xamante ni fay ñu leen 1 franc ñu jóge université ñëw di saisir ba fajar ñu dem jàngi 8 heures ñooñu loolu mën nga koo quantifier. ñi nga xamante ni dañoo bàyyeeku fi gën a sori ci Sénégal jël seeni parrain indil ñu ko. jóge Kolda jóge Sédhiou jóge Ziguinchor jóge fu ne ci weeru koor. indil ñu ko ñooñu mën nga leen ko fay. boo jëlee Khadim Sylla bu Diourbel nekk jiite boulanger yi. Khadim Sylla daanaka weeru koor bi yëpp ci biti la woore di wut parrainage. dajale woon caution ba pare ne day dem élection. mu ñëw DGE matalul mu ñëw ànd ak ñun. d'accord. mais ànd boo gis nag dafay am ñoo xamante ni xëy na nii lañ koy gisee waaye li am solo mooy ñun sénégalais yi xam nañ suñu jubluwaay xam nañ ne du ñu wor mukk li nga xamante ni moom la ñu bëgg ci ñun te liggéey boobu dañ koo tàmbali te rentrée parlementaire jotagul. très bien donc vraiment sur cette question là loolu laa ci bëggoon toog jërëjëf di wax ne Maodo suñu génération dañu am responsabilité def la politique autrement. d'accord dinañ ci ñëwaat mooy bu fekkee ne dañoo bëgg jël la dugal la ci benn carcan boo xamante ni saa boo jógee ju xëccaat la nga wàcc loolu ñun duñ ko nangu dañuy yëkkatiku te la ma El Hadj sama papa El Hadj Mouniru Njëgeen waxoon ne ma saa boo toogee ci télé bi wala rajo bi loo wax dégg naa ko man rus naa ñëw nag di jëkkati ay tuuma yoo xam du dëgg di wax loo xamante ni wérut di ko jël di ko teg ci Maodo Faye ndax sama bopp rek ndax bëgg suma bopp rek individualisme nag c'est ça qui est à l'origine de tous les maux qui gangrènent cette société. jërëjëf merci beaucoup honorable député Papa Tine Facebook ak YouTube puisque ñu ngi fa en direct ngeen ñuy seetaan di ñu déglu jamono ji ak honorable député Papa Djibril Fall mi doon en exclusivité invité ndekki li tey ci suba si dama bëgg a daw Sud Quotidien rapidement fekki Ablaye Thiam parce que moom itam rédacteur en chef bu Sud Quotidien am na laaj gu mu bëgg a laaj wala laaj yu mu bëgg a laaj monsieur Papa Djibril Fall kon Ablaye Thiam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay DJ Nicolas. jërëjëf Alaaji Maodo Faye Oustaz Maodo Faye di nuyu aussi l'honorable député Pape Djibril Fall mais pour le moment man je préfère toujours garder notre confrère parce que nous sommes très fiers quand même il faut le dire autant yenn saa yi da ngay gis ay inspecteur des impôts et domaines kontaan ci seen benn naataango bu amee réussite autant da ngay gis magistrature yi aussi ñu def lu mel noonu ñeneen ak ñeneen ñun journalistes yi rek ngay faral di gis suñu gisee suñu benn naataango mu am nu mu mel ñu def lu autoflagellation wala yenn saa yi ñuy génn di ko attaqué man nag defuma sax corporatisme mais yooyu tamit day il faut que mu yokk ñu tuuti fierté tuuti comme sànq bu mu tàmbalee wax na fi Babacar Touré suñu référence la ak yeneen journalistes yi jot a réussir ay Abdou Latif Coulibaly ay ñoom El Hadj Kassé ak ñeneen yëpp dañ leen war a dolli njukkal bu baax parce que ñun tamit ci réew mi lañ bokk amul benn corps de métier bu ëpp solo journalisme donc dañu war a fier ci moom Pape Djibril Fall bu weesoo loolu aussi comme day def politique aussi laaj na ñun tamit ñu garder suñu casquette journaliste ñu poser ko question comme par exemple l'excellente question que Maodo Faye posé ko léegi man réponse am ça ne m'a pas donné satisfaction ça m'a laissé sur ma faim parce que y a eu beaucoup d'accusations sur candidature am sur nu mu def ba réussir coup de force bu mu réussir maa ngi koy féliciter encore une fois parce que wax na ko léegi rapporté na ko 22 avril la def conférence de presse am en 3 mois mu réussir loo xam ne par exemple ci wàllum parrainage lu mucc ayib la amul lenn lu ñu recalé ci moom donc loolu jar na mu expliquer ñu ontu petit po nan la def
moom mu réussir foo xam ne ay ñoom Gakou ay ñoom Bougane ñoom ñëpp jéem nañ fa réussir mënuñ fa réussir yeneen yi aussi comme par exemple secrétaire général MPR question boobu laay jeexale gis naa mu yëkkati ay tuuma teg ci ndodam ne ko par exemple bu mu joxee moom moo joxee caution 15 millions bi waaye bu mu ko joxee ba pare jour boobu la gëj a dégg la gëj a gis Pape Djibril Fall donc Amsatou Sow Sidibé gis nga mu wax lu mel noonu bokkul ak ki Maodo wax léegi ak ñeneen yooyu tamit nag wax dëgg yàlla bu amee laaj na yenn saa yi boo toogee ak nit ñi nga expliquer leen comme ça léegi nga dinda tuuma boobu yëpp ñu mun a comprendre surtout opinion bi mun a comprendre. mais c'est parfait monsieur Ablaye Thiam ñu ngi lay sant bu baax a baax grand. jërëjëf kontaan nañ ci contribution bi di nuyu waa Sud Quotidien bu baax a baax Ablaye Thiam moo doon posé question noonu honorable député Pape Djibril Fall mais justement puisque ñu ngi woon en ligne ak Ablaye Thiam bu Sud Quotidien la une de Sud Quotidien de ce jeudi 25 août 2022 laata honorable di tontu présidentielle 2024 le casse-tête de Macky quand les législatives rabattent les cartes. Mais justement, c'est la suite et pas fin de ces élections législatives puisque nous avons le privilège de recevoir l'honorable député. Mais justement, ñu ngi wax ne élections yi ñu jógee dafa rabat carte yi bu baax a baax te président Macky Sall daf cee am casse-tête noonu la ko Sud Quotidien yéenekaay bu mag bi xëyee tey kon Ablaye Thiam ak waa Sud Quotidien jaa ngeen jëfati honorable dégg nga laaj yi nga xam ne Ablaye Thiam bu Sud Quotidien laaj na ko. Alors. di ko gërëm bu baax Abdoulaye di revenir rek sur li mu wax ne li tax nga am parrainage diw amu ko pour man aussi depuis longtemps nit ñi gëmatuñu ndawu Sénégal gëmatuñu leen gëmatuñu seen prouesse gëmatuñu ne mën nañoo def dara Abdoulaye Thiam li ma koy wax mooy man xëyuma le 22 avril rek ndekki ba pare naan sama café rek dem ci télé bi conférence de presse ne dama bëgg a nekk député ñi du ma doon suivre yëpp xam nañ ne réew mi fu ma ci demul amul j'ai fait le tour du pays bu weesoo sama liggéey bi ma daan def télévision j'étais invité partout chance boobu laa amoon j'étais dans les collèges j'étais dans les universités maa ngi woon ci fu nekk lañ ma doon invité ci domaine bu ci nekk may partager suma xalaat ak askanu Sénégal barab yi ma demul bariwul donc ñi ma doon dajeel bari nañ ñi ma xamoon tamit sunu borom dogaloon na bari nañ ñi amoon yéene ngir ñu bokk ci élection yi tamit bari woon nañ donc bi ñuy jóg déjà amoon nañ benn machine boo xamante ni jàppoon nañ ne lu mu métti mbir mi nekk ci sunu kanam métti na waaye mënuñoo téye ndax boobu yéene bi ñu am pour taxawal Sénégal rëyoon na trop liggéey bii nag liggéeyu parrainage muy liggéeyu élection pour man li ci jiitu mooy nga am yitte ju mat sëkk mën nga am xaalis te doo ko am nee naa la ñun ñi doon ñu saisiral am na ci ñoo xamante ni sëñ bi dañ daan fanaanee saisir ba fajar di ko def ak xol ak yéene bu fajar jotee ñu dem jàngi ñii dem liggéeyi am na ci ñoo xamante ni xam naa leen bi ñuy jëm ci campagne électorale bi dañoo jël sax congé pour mën ñu gunge ci campagne électorale bi xam naa ci ñoo xamante ni daj nañ ci loo xamante ni jéggi na dayo donc pour wax ne parrainage bi liggéey bu mucc ayib mais dañoo dajeek aussi yeneen sénégalais yoo xamante ni dañu amoon yéene je parle des artisans du Sénégal le mouvement des artisans et alliés du Sénégal mais ñoom dañu waajaloon wuti seen i parrainage wut seen caution ne dañuy bokk donc ak ñeneen ñoo xamante ni tudd naa léegi Khadim Sylla dem na ba déposer parrainage am yoroon caution te matalul parrain mu ñëw pour ñu ànd ak ñeneen waa MPR yi nga wax ni tamit loolu tamit moom moo leen daloon ñoom ñoo ñëw seet si ñu daje ak ñoom ñoo ñëw gis ñu ne dañoo bëgg ànd ak ñun xamuñu leen woon ñoom ñoo ñëw seet si ñu donc encore une fois li ma bëgg a wax mooy am na ci loo xamante ni man terrain boo xam du ma si dem li ma mën a wax mooy tooñuñu kenn dara lii loolu Abdoulaye wax ne bi ñu yëkkatee caution bi xam nga caution bi déjà ñun daf ñu dimbali parce que am na ñu fi commencé woon di wax ne dañ ñoo financé dërëm yoruñu ko woon dara yoruñu ko woon ba léegi ñu ngi koy wax de suñu yéene la ñu amoon mais suñu financé woon kay xanaa kon ñu mën a joxe suñu caution te amoon nañ sax la possibilité de donner la caution il faut que ñu xam ne caution 15 millions de francs la 15 millions de francs ñi nga xamante ni ñoom ñoo daje woon ak ñi doon liggéey loolu mais ñooñu bu ñu góorgóorloo sëñ bi am 15 millions mënoon nañ ko am problème bi mooy y avait le timing et y avait une question de liquidité mais am nga allié boo xamante ni nee na moom am na ko mais su ko joxee benn la c'est la même chose
caution boo xamante ni dañ la koy delloo. yaa ngi dégg loolu mooy le premier élément l'autre élément li Abdoulaye wax. bu fekkee ne loolu ñoom ñoo ko wax loolu tamit wérut. oui. ne bi ñu joxee caution bi xaw ma lañ gëj a gisee loolu tam wérut. gisee nañ def nañ ay plusieurs fois ay réunions. ok waaw parce que on avait un cercle des alliés ñoom Valère Samb ñoom Corinne Bandiaki ñoom kilifa yu bëri yoo xamante ni ñoom lañ doon bokkal waxtaan boobu di ko def tout le temps. te ñooñu ñëpp tey jii tamit ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi bu ko continuer ngir taxawal li nga xamante ni moom mooy sénégalais yi. et je pense que ne c'est ça aujourd'hui la fenêtre de tir mooy liggéey bi nga xamante ni war nañ ko defar askanu Sénégal. te ñu jàpp ne man dama wax ne 31 juillet bu jotoon. sénégalais yi faluñu ma. keroog laay gën a taxawal sénégalais yi mandat boolewuma ak Sénégal. mënoo wax ne damay egg benn station pour mën a liggéeyal Sénégal foo toll mën nga liggéeyal Sénégal. 31 juillet bi bu ñu joxe woon résultat yi ba pare ñu ne Pape Djibril Fall n'est pas député damay dem wuti waat waar woo xamante ni ci biir tool bi foofu laay dem gën a représenté waat Sénégal liggéeyal ko. waaw mais ay querelle de borne fontaine ay yoo xamante ni c'est des gamineries yoo xamante ni tey askanu Sénégal lii moo tax ñu jéppi Sénégalais est-ce que xam nga ne 4 millions de Sénégalais voté ji wuñu ci élection bi. parce que divorce bi nga xamante ni gis nañ ko entre éthique ak politique loolu moo tax ñu suur léegi politique gu Sénégal. mooy ñi nga xam ne ñëpp mooy yoo xamante ni ay ponkal yoo xamante ni nekk nañ dans une dynamique mu nekk parti wala mu nekk mouvement mais il faut qu'on arrête avec le tribunal médiatique parce que bu fekkee ne da nga am pièce à conviction contre Maodo Faye mais xam nga fi nga koy yóbbu donc loolu dañ koy war a dimbali sénégalais les sénégalais n'en veulent plus. sénégalais yi li ñu bëgg mooy ku leen génn ci jafe-jafe yi ku wax ay solution ku leen taxawaay boo xamante ni li ngay wax doo ci suur sa poos doo ci suur sa bopp doo ci bëgg a lijjanti sa bopp léegi nag lijjanti bi ñuy lijjanti suñu bopp ci biir soxlay sénégalais yi loolu moo yàq mbir mi. parce que kenn ku ci nekk sooy wax yaa ngi ciy fay bor wala nga ciy leble wala ñu jëfandikoo la utiliser la pour nga wax nit wala nga yàq nit wax ko loo xamante ni dara du ci dëgg waaw et je pense que ne loolu c'est à éviter et que aujourd'hui nit ku ci nekk war nga xool le message que tu renvoies. bu ma lay dégg honorable nga baal ma bu ma lay dégg dafay mel ni mots yi nga xam ne mooy circuler lu bëri jamono ji di les mots traître mensonge du dëgg et cetera yooyu dafa doon mots yoo xam ne qualificatif yoo xam ne yow mënoo ko encaisser mënoo ko nangu. dafa am xeetu defin boo xamante ni man dama koy seexlu parce que mosuma ko bëgg xam nga bi ñu jógee dañ ne sunu yëf dañ koy teg ci xam-xam ak teggin ak yitte waaw xam fi ñu yaree xam fi ñu jógee sëriñ bi ñun li ñu muñ ba agsi fii moo gën a métti fuuf li ñu seexlu ba agsi fii moo gën a métti fuuf am na loo xamante ni xam nañ yoon wi ko gars yi di lijjantee waaye dañ ko mës a seexlu ñi xam ni Sénégal di doxee xam nga Kéba Mbaye day wax ne ñëpp a gëmm ñëpp a tëdd waaye kenn nelawut Sénégal mu ne ñëpp a tëdd waaye kenn nelawut ku ci nekk li nga nekk xam nañ ko ku ci nekk li nga nekk xam nañ ko am na ci loo xam rus nañ ko ndax yarewuñ ñu ko xamuñu ko te bëgguñu ko buñ ñu ko doon jox sax duñu ko jël dañ koy dem liggéeyal ko suñu bopp waaw te loolu dañ ciy sant bu baax suñuy wayjur am na ci loo xamante ni suñ ko bëggoon mënuñu ko te Sénégal bi ñu bëgg a liggéeyal sëriñ bi dañ ko bëgg a liggéeyal ci sell dañ ko bëgg a liggéeyal ci dëgg dañ ko bëgg a liggéeyal ci itte ju mat sëkk loolu nag ñii nga xamante ni saa boo jógee ñu ne ñu nag moom a yem am na ci ñoo xamante ni ci Sénégal saa boo jógee seen liggéey bi gën a mag mooy fexe ba yemale la ak ñoom waaye bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër n'est-ce pas waaw il y a deux logiques qui s'affrontent dans l'espace public il y a la logique de la prédation et la logique de la construction les prédateurs on les connaît on les reconnaît les constructeurs ñi nga xam dañoo jóg pour defar yàquñu yàqewuñu ñun dey ku ci nekk la nga am ngay joxe waaye man mii de Fall du ma yëkkati mukk safaan bu neexee suñu borom di ko teg ci nit dans le seul but yàq ko wala Maodo bu ko fonkoon dootu ko fonk loolu du ma ko def mukk te waxoon naa le 22 avril ne li leen yàq jaral lu leen yàq jaral defar dinañu ko jaral am na solo kon